Monsieur Diop, Babacar Diop, chef de la sous-brigade d'hygiène de Mbao, Sicap Mbao. dugg le 2 mars au Sénégal mais balaa feebar bi di dugg bi autorités yi déggee ne am na Chine ak yeneen pays yi donc ñun si la ñu commencé quand même suñuy activité de sensibilisation bon bu boobaa def nañ ay descentes yu bëri sur les lieux de rassemblement pour soññ nit ñi pour wax leen ne attention am na feebar bu nekk si biti xëy na mu ñëw. booba aussi def nañ ay formation parce que aussi comme feebar la mi ngi ñëw dañ ko gàttandiko ak former personnel bi wan leen lan mooy feebar bi ba tax na bi mu ñëwee nag bettuñu fekk na aussi mu am dispositif bu ñu def au niveau national dispositif bi répercuté ba au niveau opérationnel au niveau du district ñu def benn dispositif boo xam ne vraiment permettre nañu bi yëf yi ñëwee ñu bettuñu daal bettuñu parce que ñu xamoon nañ ne dina ñëw parce que boo xoolee ni mu doon lawee te sénégalais yu bëri ñu ngi woon à l'extérieur xamoon nañ ne quelque soit alpha feebar bi dina mus a ñëw moo taxoon ñu def benn dispositif du niveau national jusqu'au niveau opérationnel pour bu ñëwee ñu jëm ko kii pour service d'hygiène nag dafa nekk si benn dispositif bu ministère de la santé nga service d'hygiène ministère de la santé la bokk si dispositif bi y a ce qu'on appelle le district dafa am région médicale district yi ñun nag dañuy liggéey ak district yi maanaam du service d'hygiène day liggéey nii rek de côté déedéet dañu nekk si biir district bi dafandoo ay activités ensemble am na loo xam ne nag ñun ñoo ko yoral suñu bopp muy li ñuy wax kii bi prévention des infections bi nga xam ne ñoom su nit feebaree balay kenn di laal service d'hygiène mooy njëkk a ñëw désinfecté loolu suñuy activité la am nañ yeneen activité aussi de sensibilisation dem si nit ñi waxtaan ak ñoom wax leen nan mooy feebar bi nan nañ koy moytoo expliquer leen gestes barrières yi loolu aussi dañ koy def ñaar yooyu daal mooy suñu activité principale maanaam sensibiliser nit ñi mais aussi daf ay activité de désinfection waaw ñaari ñooy buñ ko tënkee ci ñaari anam mooy sensibiliser nit ñi ba du ñu xam feebar bi xam nuñ koy moytoo di sensibilisation ñu ngi koy def ci kër yi dañuy gis agent d'hygiène dañuy dugg ci kër yi dañuy dugg ci bitig yi dañuy dugg ci fépp foo xam ne nit ñi ñu ngi fay fréquenter pour sensibiliser leen di leen wax di leen takk masque di leen def distanciation bi sooy sëqat au lieu nga def ko sa kii nga def ko sa conc yooyu yëpp agent d'hygiène dañ koy expliquer nit ñi kooku mooy sensibilisation dem fépp ci garage yeeg marché yeeg yëpp dañ fay dem beneen volet bi mooy désinfection bi ñuy def kooku ni ma la ko mën a expliquer maanaam tey suñ ne benn cas am na fenn cas suspect d'abord ñu ne diwkat dañoo njort ne dafa am feebar bi moom la ñuy wax cas suspect suñ koy defal prélèvement agent d'hygiène yi dañuy ànd ak équipe bi ñooñu équipe bi ñi nga xam ne ñooy def prélèvement bi suñu soloo ñun ñoo leen di wan nan lañuy solo parce que solo bi dafa am nu ñu koy defee jaar nañ koy dañ leen di wan ne leen du solu parce que solo bi da ngay solu ba yow sa yaram fenn du feeñ pour nga bañ a wàll sa bopp léegi ñoom bu ñu soloo ba pare def prélèvement bi ba pare suñu génnee agent d'hygiène bi moom moo leen désinfecté su désinfecté ba pare ñu dem ñu summeeku bi aussi dafa am nu ñu koy defee dafa am ay règles parce que si summeeku bi nit ki mën na infecté boppam léegi dafa am nu muy summeekoo bu summeekoo ba pare loolu mu summeeku ay déchets la parce que loolu loo xam ne mën na nekk en contact avec le microbe bu boobaa aussi agent d'hygiène bi day jël loolu daf ko ci mbuus dem lakk ko donc loolu matériel bi benn utilisation la mooy épi yooyu moo tax parfois épi yi ñu yàq dafa bëri parce que kenn waru ko utiliser waat dañ ko war a kii ñu yàq ko bu ko agent d'hygiène bi lakkee ba pare loolu léegi nag aussi beneen phase bi mooy suñu fekkee ne kooku dañ ko defal test mu positif buñ koy jëli agent d'hygiène bi day ànd ak équipe bi buñ demee ñu désinfecté ko foofu oto bi muy dugg ñu désinfecté ko mu dugg ñu dem
suñ paree agent d'hygiène bi ñëwaat désinfecté kër gi waaw. centre de santé yi aussi fii ñuy def malade centre de traitement tey boo dem agent d'hygiène mi ngi foofu médecin bi su duggee di faj malade bi am Covid ah su duggee su génnee dañ ko war a désinfecté mu sumeeku ñu lakk ñiy joxe lekk yi suñ joxee lekk suñ duggee bu ñu génnee day am point bu ñuy duggee am point bu ñuy génnee point bu ñuy génnee ab agent d'hygiène moo fay nekk su ñëwee ñu désinfecté ko sumeeku ñu kii ko. mais ñu ngi sur le terrain xam nga boo xoolee commune yëpp la ñuy intervenir commune yëpp fépp foo xam ne parce que boo xoolee tey marché yëpp désinfecté nañ leen marché yëpp mosquée yi war a reprendre julli yëpp désinfecté nañ leen mosquée bu ñu onde tey jii ñu ngi ci école yi ñu désinfecté avant le 2 on doit désinfecter plus de 100 et quelques élèves école donc fii ba kii loolu mooy suñu programme dañ siy boole aussi kër goo xam ne am na cas bu ñu woowee bu ñu ko waa district bi informé ñu dem fa désinfecté ko. waaw actuellement comme ñu ngi dañoo tëjoon classe yi li gën mooy ñu désinfecté classe yi ba pare ba élèves yi dugg léegi nag on va faire de telle sorte que chaque semaine wala kii ñu dem classe yi nga xam ne dañ koy utiliser ñu ngi koy utiliser ñu jéem ko désinfecté waat parce que dañu fàttali ne nit ñi ñooy andi virus bi mais virus bi ne se déplace pas comme ça c'est l'individu biy dox kenn mun na école yi mën na fi ñu toll mun nañ ne école yi comme kenn fréquenté wu virus amu fa dañ koy désinfecté pour yenn microbe yeeg yooyu mais bu nit ñi commencé ba xës bay ñëw jóge seen kër di ñëw c'est ces gens là qui vont transporter le virus donc bu boobaa aussi problème bi mooy matukaay yëpp dañ ko war a jël sànq rek maa ngi discuter ak benn directrice d'école loolu laa ko wax ma ne ko il faut que tout le monde s'y mette parce que fi ñu toll nii c'est trop yéen a ngi ubbi mais il faut que nit ñi def ndànk parce que ku nekk dafa war a jàpp waaw enseignant yëpp du man damay jàngale rek mais nga jàpp si parce que tey yow soo ñëwee si école bi am fi jàngoro soo delloo da ngay wàll sa waa kër donc da ngeen war a su ngeen di dugg 9h 8h fekk leen yéen classe yëpp ngeen ubbi ko defar ko désinfecté kii parce que désinfection bi du pompe bi rek mais même suñ defee solution chlore jël éponge bala élèves yi di dugg ñu jël seen table yi fomp ko veille élève bu ñëw nga raxas say loxo ñu def la thermoflash nga takk masque ñu def distanciation bi yàlla mën na andi jàmm. waaw xaw na parce que actuellement moom je peux dire que Diacksao pare nañu commune Diacksao tey benn équipe mi ngi Thiaroye Gare ils vont terminer aujourd'hui am na benn équipe bu nekk Sicap Mbao bon Thiaroye-sur-Mer def nañ ko démb il nous reste que 5 écoles maintenant demain on va aller à Mbao parce que xam nga Mbao moom moo ëpp équipe école donc on va mettre toutes les équipes à Mbao jéem ko eggali samedi bon dimanche bi on va se reposer un peu parce que liggéey bi dafa xaw a kii lundi nag ñu def ay ratissage écoles yi des waaw parce que école dañoo xaw a takku parce que y a les écoles privées et les écoles publiques mais on fera de telle sorte que vraiment ñu laal école yëpp daal. waaw xam nga lavage dañ ne ndox ak saabu parce que lu tax boo xoolee saabu bi détergent la dafay raxas day setal c'est pas un désinfectant day saxal mais mais am na activité virucide bu si am maanaam boo xëbalee ba mu xëb ni muy xëb noonu mooy rey virus bi moo tax ñu ne même sooy raxasu da nga war a def nii ba mu xëb boobu moom mooy rey virus bi waxuñu la nga def nii rek mu nettoyer mais da ngay def nii frotter def nii sooy kii def nii nii te lépp loo gis ko par exemple mën nga ko def juróomi yoon 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 frotter nii mooy lavage des mains boo paree def nii activité nii ngay def nii muus bi moom mooy rey kii bi soo paree nga jël eau de javel sa eau de javel désinfectant def ko nii mais saabu bi rek ça tue dafay première option bi mooy ndox ak saabu parce que dañ ne ndox ak saabu moo gën a soo ko amul solution chlorée bi
parce que alcool bi mi ngi si alcool bi aussi day rey virus bi yooyu yëpp c'est des ay option la boo amee bii def ko boo amee bee def ko bee amee mais ñoom ñëpp même activité lañuy def ñoom ñëpp dañuy rey virus bi. waaw laal nga point bu sensible parce que man enterrement boobu man maa nga fa woon mais c'est très désolant. lu parce que man je ne reconnais plus le Sénégal quoi ndaxte pour ñu jël contexte bi amoon keroog kooku gaañu na bi mu gaañoo liñ si waroon def yëpp point sécurité sanitaire def nañ ko. famille bi laaluñu ko. famille bi laaluñu ko hygiéniste bi nekk fële man ak moom ñoo doon coordonné ñu xool liñ ci war a def si mbiru hygiène. décontamination corps beeg yëpp def na ko. ñoo ko def ñu ñoo ko def décontaminé ko sàng ko lépp waa Croix-Rouge yi nag waa Croix-Rouge yi ñoo ko def ak agent hygiéniste bi nekk foofu sow bi ñu ko defee ba pare ñu àndi ko si armeel yi mais kooku fii la dëkk mais kooku am na certificat d'inhumation mais kooku dafa war a dañ ko war a suul mais ban droit la nit ñi am taxaw di wax ne duñ ko suul ba tax nit ñi génn si armée ñu sànni fa ay xeer toj fi oto yi loolu dañ ko war a xoolaat parce que état lu mu fi mën a nekk aussi nit ñi dañu war a nite quoi waaw ku dee dañ ko rasul est-ce que ñoom seen papa tey ñooñu sànni xeer seen papa su dee woon si corona kenn du ko suul seen yaay su dee woon si corona kenn du ko suul doomu jàmbur dee na dañ ko war a suul dañ koy sànni si mbedd mi loolu si ñooñu moi je dis que dañ leen war a teg yoon ba ñu xam ne lii ñu def teguñu ko si yoon du diine du dara dañu def leen neex rek taxaw koñ bi mu neex leen rek ñu ne kenn du ko fi suul nekk am corona gaañu xam nga dañ ne gouttelette yi kii moo koy génne mais xam nga ko ki dee mënul sëqat mais peut-être sëqatoon na avant muy dee microbe bi mun nañ tegu ci yaramam mais suñ ko décontaminé ak kii ko ba pare defar ko décontaminé ko avec javeliser ko ba mu def ci produit corps bi yëpp sàng ko biñ koy sàng dañ koy décontaminer en même temps kees giñ dugal dañ koy décontaminer buñ ko dugalee ci kees gi ba pare sër yi ñu koy sàng yëpp dañuy décontaminer sër yëpp ambulance bi ñu koy dugal bala ambulance bi dem dañuy décontaminer ambulance bi buñ ko dugalee ba ci biir ñu décontaminer ko dañuy ànd ak moom ñun ba ca armeel ya xam nga même pax bi ñu koy war a dugal dañ koy décontaminer kees gi fi ñu ko jaarale yëpp dañuy décontaminer kooku ban problème la mën a andi buñ ko gasee si suuf day kii si suuf si doo am yoo xam ne nit dafay day xelu quoi nit da nga war a am xel même soo jàngul yenn yi nga am xel ne lii donc ñooñu dañoo def leen neex rek ñoo def leen neex mais loolu vraiment war nañ ko arrêter que nit ñi xam ne du dëgg du yoon ñooñu suñuy mbokk lañu jombul kenn leen dal jombul kenn waaw kon nag dañ leen war a suturaal suul leen ñaanal leen yàlla xare leen àjjana. waaw relâchement bu métti nag am na si dëkk bi relâchement bu métti moo fi am te vraiment lii ñun ñëpp dañuy ñaan yàlla mu jeex ndax li mu gàllankoor dafa bëri fi mu ne kenn dematul fenn kenn liggéeyul kenn kiyatul xam nga donc mais nag si suñuy propre effort lañ mën a fexee lii dindee ko fi mais suñ toogee takkatuñu masque amul mais tey si suba rek dem naa zone franche bi fële di fa liggéey nii di kii xool mais ni ma gisee nit ñi ñuy dugg génn dama tiit parce que nit ñi dañ dem ba foog faaletuñu yëf yi daal léegi suñu faaletuwul yëf yi moom day faale boppam waaw li sëriñ bi wax keroog ne corona kenn bu ko kenn tooñ xam la liggéeyam lay def mais moom day def liggéey mais ñun aussi dañu war a def suñu liggéey mooy ñu fexe ba xeex ak moom xeex bi nag dafa am loo xam ne yoon wax nañu ko médecine sant nañu ko dañ ko war a def pour ñu mën a réussir pour xeex bi ñu mën a réussir ak moom mais bu ñu bëggee tëb rek on s'en fout def lu leen neex def kii mais feebar bi du fi jug te
mag nit ñaa ngi dee nag 40 quelques décès c'est pas 4 c'est pas 1 te pareegul donc ñuy ñaax nit ñi daal ku nekk mesure barrière yi ñu appliquer ko ku nekk jéem a jël fexe def sa kéemtulaay kàttan boobu du la dal su la dalee aussi nga xam ne feebar la ñu faj ko su si nit faatoo aussi ñu suturaal ko suul ko ku nekk jël conscience xam ne réew mi ñun ñoo ko bokk am na des pays yoo xam ne ñoo gën a méttile tubaab yi ñoo gën a méttile mais nun nañ fexe rek booloo jàppoo xeex ko mu jóge